fii nga xam ne nag mooy dëkk bu sell bi di Touba ngir daal di amal màggal gi ci waxtu wi nga xamante ne nag ñu ngi nekk ci jamonoy coronavirus waaye nag teewul taalibe yi ñoom ñëpp ñu ngi génn ñëw fi nga xam ne mu ngi mel nekk juma grande mosquée bu diwaanu Touba nga xam ne démb léegi nag ñoom ñëpp ñu ngi fi ñëw ngir daal di fexe amal seen ziyaara waaye nag laaj Ndiogou Diène édition bi di téeméer ak ñaar fukk ak juróom-benneel yoon bi moom nag daanaka accident yi bari na lool ndax lu mu bon am na lu tollook foofu ak ñett nit ñoo xamante ne rek ñoo fi jot a ñàkk seen bakkan bu ñu sukkandiku ci ay xibaar yu sapeur pompier yi waa police ñoom itam desuñu ginnaaw ndax seen opération bi ñu duppee màggal ci kaaraange moom nag daanaka tax nañu teg loxo lu tollook ñeenti téeméer ak ñetti nit ñoo xamante ne nag ñoom ñu ci bàyyi ñu ngi ñàkkoon sol masque am ci fanweer ak juróom-ñeent yoo xamante ne nag ñoom dañoo yoroon di naan chanvre indien di yamba fanweer ak juróom-ñett ñoo xam ne ñu ngi leen daal di jàppee ngir mbirum sàcc ak ñaar ñoo xamante ne nag defkatu ñaawteef lanu ñu daal di fàttali itam ne jamonoy màggal gi nag am na ci wax xamante ne ndox yi itam ñàkk na fi loolu moo xam ci yenn quartier yu ci mel ne Madiana Jannatu Maxwa yenn ci ay quartier yoo xamante ne mu ngi nekk ci diwaanu Mbàkke ak Daaru Xuddoos mu doon loo xamante ni yooyu rek la ñu tuddagum waaye nag fi nga xamante ne ñooy taalibe yi ngir daal di mën a sangu wala ut ndox moo jëfandikoo faw rek nga daal di koy daal di wër ci biir yenn ci quartier yi ñu yaakaar ne am na ndox di xaar ndam yi tam ñi nga xamante ni ñooy ñi yor wàllum ndox mi ngir ñu daal di mën a àddu ci loolee. leneen lu ñu mën a fàttali mooy li ñu naan geste barrière yi muy solu masque bi El Hadj Ndiogou daanaka ci diwaanu di wër jumaa ji la ñu ko gën a lemmee ko waaye ci yenn gox goxaan yi léeg-léeg ñu daal di xaw a bàyyeeku tuuti bañ a takk masque mu doon loo xamante ne lu ñu mën a seetlu la ci diwaanu Touba Mbacké mu nekkoon Papa Balla Gueye en direct pour la rajo Futurs Médias ci diwaan Touba Mbacké. Papa Balla xanaa si jàkka ja nga nekk xasaay yaa ngi ca gannaaw di réer bu baax a baax. waaw maa ngi nii jege loolu jumaa ji ndax fi mu nekk nii ñëpp yi fa la ñu jabale jëm ci daal di mën a amal seen jeex comme tey jii moom Xaadim Rasul moom moo daal di xewle taalibe yëpp ku nekk bàyyi na la mu doon def daal di tey jublu si fi nga xam ne mooy grande mosquée bu Touba El Hadj. jërëjëf Papa Balla Gueye nekkoon kon foofu ci grande mosquée bu Touba ñi màggal tey jii kon xew-xew bi di dem géej Cheikh Ahmadou Bamba daañu àndaat ak moom naka noonu tam suñu ndaw la ñuy teewal foofu yëpp ci Touba ngir màggal bi xew-xew bi kon daañu ci ànd ak yéen ci bëccëg bi yëpp ci wàllum xasay déeg yëpp daañu ci ànd ak yéen Papa Balla wax na ko jafe-jafe ndox yu tar ci yéen kon ñu nekk ca Touba waaye tam ca Mbacké askan wi am jafe-jafe ci wàllum ñàkk ndox boobu nag ñii di waa OFOR nga xam ne ñoom leen dénk wàllum forage yi ci dëkku kaw yi daal di woon jiñ ñii di waa Touba ca kanam ne ñoom ñoo ko indi ndax dañoo toj ay tuyau loolu nag metti lool waa Touba ca kanam nga xam ne weddi woon nañ ko waaye yamuñu ci nee na nag dañoo fas yéene yóbbu ci kanamu yoon ñi di waa OFOR bu ñu génnee ci màggal gi Moustapha Mbaye kenn la ci ñi yor jokko gi ca Touba ca kanam ñu déglu ko ak Macoumba Bey. ñun cellule de communication bi ñu waxtaanee dañ leen décidé jox leen félicitation directe léegi nag màggal gi mooy suñu farata moo tax defaguñ ko waaye bu ñu jàllee màggal gi incha allah dañ def citation directe ñoom ñu wax nu loolu fu ñu ko teg ba tuumaal na tuuma gu metti googu tuuma gu nu mettee noonu màggalu Serigne Touba gi nga xam ni dañ ci def boobaak léegi ay jéego ngir mu yëwan ñu dem ba ca tappaandagoon ci ñu ne danoo tëjub conduite loolu moom vraiment gis nañu ne bu nu ko sindiw du ko sindiwul lu ñuy topp lay doon te loolu duñ ko nangu dogal bi nag jamono ji may xëyow ci suñu comité directeur lañ ko waxtaanee ñu ëpp ci ñi nga xam ne ñooy membre yi ñoom ñoo ci ànd parce que ñun décision bi kenn koy jël comité directeur moo koy jël ñi nga xam ne prononcé wu ñëpp nee nañu nañ def citation directe kon instant bii may xëyow la décision bii ñu jël mooy ñu def citation directe waaye yoonu murid la nag mën nañ dem ba ci kanam ñu wañ suñu loxo kilifa yi wañ suñu loxo waaye jamono jii may xëyow citation directe moom lu ñu jël la comme engagement lu ñuy def la incha allah bu màggal gi jàllee. mu nekkoon Moustapha Mbaye bokk ci ñi yor jokko gi ci association bi di Touba ca kanam des foofule ak lu soxal màggal gi nguur gi nag mel ni ku jox waa xalif bi adiyee màggal ndaxte ñaar titre foncier daal nañ koy jébbal Serigne Mountakha Bassirou Mbacké nag démb nguur gi def lu ni mel ñii di ministre de l'emploi et de la formation professionnelle bokkoon na ci ministre yi nga xamante ne ñoo jébbal titre foncier boobu kii di khalife général des Mourides muy ñaar titre
foncier benn bi aju ci jumaay Njaareem nga xam te ne am na solo lool ci taarixu murit beneen bi ñeel Mbàkke Xewar di dëkk tam bu am solo ci taarix bi dañ ci déglu ministre formation professionnelle Dame Diop ci micro Makumba Bey. ma am mbégte lool tey gunge suñu naataango Abdoulaye Daouda Diallo mi nga xam ne yor finance ak budget man ak le ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye ñu ñëw ci turu président de la République son excellence Macky Sall jébbal xalif général des Mourides Serigne Mountakha Bachir ñaari kayitu titre foncier yoo nga xam ne nii mi ngi jëm ci benn ci fii jumaa Njaareem nekk tey fii ci Njaareem ñu tuddee ko kër gu mag te mu dal ñu xayma ko daanaka ci 9 hectares mais beneen titre foncier aussi ci Mbàkke Xewar fii ci département Mbàkke mu nekk ñaari yitte yoo xam ne yitte sëriñ bi la président baral ko ba tey ñu mën a jébbal kayit yooyu ñu ci sant bu baax en tant que doomu Njaareem président de la République di siyaare bu baax encore sëñ Mountakha Bachir. mu nekkoon Dame Diop di ministre formation professionnelle bokkoon kon ci délégation ministre yi jébbal sëriñ Mountakha ñaari titre foncier yooyu la des ba léegi foofu ca diwaan ga ak kuréel gii di forum initiative citoyenne bu Mbàkke ñoom nag dugal seen loxo fexe daal nit ñi sàmmonteeg li ñuy moytoo jàngoroy coronavirus ñaari fan a ngi ni ñoom jug nañu di joxe masque su ko defee taalibe yi mën a soog sol masque ngir mën a mucc ci jàngoro ji di coronavirus. Pape Amar moo jiite forum initiative citoyenne bu Mbàkke ay kàddoom ci micro Mariama Diop. Sénégal nañ jàpp ne ren pèlerinage à la Mecque amul àddina wërngal këpp ñu ngi ne tekk juróom benn weer ñun ci suñu digalu kilifa ñu ne ay kilifa laa bëgg a wax sax ñu ne dañuy organiser màggal bi ak incha allah gàmmu bi dëgmal li ma wax léegi ci français mooy lii est majeur la seetlu nañ ne jamono ji Sénégal wër na ndomb mbas mi le médecin yi loolu lañ ñu digal fajkat yi ñi xam-xam ci wàllu paj nañ yokk communication bi yokk geste barrière yi pour que incha allah suñu génnee ci màggal bi ak gàmmu bi raaya Sénégal dina jóg ci kaw parce que àddina yëpp ak ñi sitaan bu daal dara lu ñaaw jib li ñaan jëf jot na. mu nekkoon ki nga xamante ne mooy Pape Amar moom moo jiite forum initiative citoyenne bu Mbàkke màggal gi nag yamul fii rek ci Sénégal ndaxte doomu Sénégal yi nekk ci bitim réew tamit dañ koy màggal bokk na ci ca réewum Canada foofu nag taalibe yi fas yéeneen ko màggal donte sax ren mbir yi soppeeku dina ci am ren nag ci xarale yi lañ ko nar a jaarale li ko waral mooy foofule dañ fa tere lii di dajaloo yi ndax mbas mi di coronavirus teewul nee nañ dara du manqué nañ ko daan defee lañ koy defee njàngum alxuraan sayit ak tamit berneel dañ ci déglu kenn ci njiit taalibe yi nekk foofule ca Canada Souleymane Gueye ci micro Mamadou Aïcha Ndiaye. ñaari weer ca gannaaw ba tey daayira Québec mi ngi ci wàccaayu màggal gi muy dajale àddiya di njàngum alxuraan mi ak xasida yi ak ful bépp jaamu yàlla bu mën a doon waaye nag tey feebaru Covid bi wasaaroo na ci dëkk bi ba tax na kilifay nguur gi jël ay dogal ngir xeex jàngoro jooju dogal yooyu tax na tey du ñu mën a màggal bis bi ci anam yañu ko daan defee ak ci ni ñu ko bëggee. daayira bi mbooloo la moo xamante ni dañ leen a ràññee ci seen yar ci seen tënku ci doxalin yi nga xamante ni nguur gi da koo tëral waaye tamit seen fonk ak jëfe njàngalem Sëriñ Tuubaa ba tax na ren jii dinañu màggal ci njiitu sang yi nga xamante ni moom la ñu Sëriñ Tuubaa booleel ci dëkk bi muy Sëriñ Basiiru Mbàkke ak Sëriñ Moodu Mbàkke ci loolu kenn ku ne dina màggali këram bernde yi incha allah dina bari dina murite dinañ ko yaatal ci kër gu nekk bu ñu jullee fajar ci la ñuy dinañ tàmbalee njàngum alxuraan ak njàngum xasida yi jëmale ko tàkkusaan bu ñu jullee tàkkusaan ba pare mbooloo mi yépp danañu daje par loolu ñuy wax visioconférence ndax lépp nag ci jokkoo boo xam ni xarale yi ak jumtuwaay yu bees yi dina ko yombal kon bu ñu jullee tàkkusaan danañu jublu ci yëkkati xasida yi ci njàngum rajas bu ñu paree teg ci ay waxtaan ak ay njàngale ci bis bi ak soloy bis bi ak Sëriñ Tuubaa kum njàngaleem bu ñu paree nag tëj kaamil yi nga xamante ni jot nañ leen a jàng ñaari weer ci ginnaaw ba tey bu ko defee kilifa yi ñaanal mbooloo mi ñu mën a yeeweeku. mu nekkoon Souleymane Gueye jiite daayira Murit bu Canada doon wax kon ci ñoom bés bi tey ji nañ ko fas yéene màggale kon ci xarala yu bees yi ndax dañoo tere foofa lii di dajaloo yi ndax mbas mi di coronavirus yeneen i xibaar jëm ci xew-xew bi kon ci bëccëg yëpp lay doon ngeen ci nar a ànd ak RFM luy tax tegal fukki minute ak ñaar. RFM rajo askan wi.
ñuy ci xibaar yi wax ci leneen di coow li am fan yii di ay njaboot yoo xam te ne leen génne seen kër ca terme sud nekk ca Wakam ñii di waa Lerm bi daal di yëkkatiwaat ay kaddu indi leeral nee nañ nag ñi nga xam te ne ñoom lañ génne seen kër ñi ngi toll ci juróom-benn fukk ak juróom-ñeent waaye du ñaar fukk ak juróom-ñeent nee nañ tamit sax ci lim boobu am na ñaar fukk ak juróom-benn nit di njaboot ñoo xam te ne ñoom amoon nañu logement gannaaw bi ñu bokkee woon ci coopérative bu Lerm bi di Comico si leen woon joxoon ni kër Mamadou Oumar Ba ci leeral. DIRPA dafa bëgg a leeral mbir yi nee na yoon jox na Comico kër yi nekk terme sud mu teg ay document ci table bi colonel Makhtar Diop ne opération de déguerpissement maanaam loolu ñu doon def di génne famille yi am na fukki famille yoo xam ni bokkuñ ci te ñoom ay militaires en activité lañu. 10 yi am na 10 yoo xam ne ay soldats lañ ba léegi c'est-à-dire le retraité guñu donc ñooñu génnewuñ leen mais ci fukk yooyu am na ci ñett ñu am kër Comico ñooñu ñu ngi nekk seen kër ba léegi parce que libéré wuñu am nañ droit dëkk fenn. ci 79 familles yi nekkoon terme sud ñaar fukk ak juróom-benn yi amoon nañ kër te Comico moo leen ko jox. ci famille yooyu 79 familles yooyu maanaam juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent famille am na ci 26 maanaam ñaar fukk ak juróom-benn ñoo xam ne am nañ ay kër ci programme Comico yi déjà am na ñetti famille yoo xam ne am nañ kër Wakaam foofu en face. am nañ seen ay kër luye ko wan naa leen ko sànq jox naa leen tur yi am na ñeneen am nañ ay kër ci yeneen programme yi Yëmbal wala Comico donc ñooñu jël nañ seen kër luye ko. tey jii ne coopérative militaire de construction di Comico cadre yi rek la fi nekkal du dëgg te ñi koy wax amul fenn fuñ ko teg buñ sukkandikoo ci DIRPA. Comico bi mu talee def ay kër ba léegi def na 4825 maanaam ñeenti junni ak juróom-ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróomi kër soldats yi militaire yi am nañ juróom-ñaari téeméer ak juróom fukk ak benn. DIRPA ne ñooñu ñu génnee terme sud dañoo waroon génn ndaxte am na ay personnel militaire yu dugal seen xaalis yu xaar Comico réaliser programme yi ngir ñu am fu ñu dëkk. Mamadou Oumar Ba dogal bi démb la daanu kii di Jean-Paul Diaz jiite parti bi di BCG moom tabb nañ ko léegi mu nekk envoyé spécial du président de la République di ndawuk président de la République moom li ñu ko dénk sax wàllu yu mu ngi jëm ci politique publique ak protection inclusion sociale kàddoom yi njëkk gannaaw bi ñu ko tabbee mu rafetlu ko bu baax moom Jean-Paul Diaz ne noppi nag ngir liggéey ak tamit jàppale président Macky Sall ci sas wi ñu ko sas dañ koy déglu moom Jean-Paul Diaz ci jokkoom ak Mamadou Amang John. La DIRPA se veut claire, il y a une décision de justice qui confirme. ñu jégalu kon Jean-Paul Diaz la ñuy àndal mu yëkkati kaddu gannaaw bi ko président de la République tabbee mu nekk léegi envoyé spécial dénk ko wàllu politique publique ak protection inclusion mu daal di koy rafetlu nee nag noppi na ngir daal di liggéey ak président Macky Sall xam naa du ñàkk ci kanam tuuti daañu déglu ay kaddu Jean-Paul Diaz laata loolu day dem ba Ndar ñii di askan wu ndax tuuti ñoom nag taxaw nañ ñu temb ngir xeex mbalit mi ak calte ga ñu nemmee ko foofu ca Langue de Barbarie taxaw nag ñi amal ay setal ngir nag fexe daal ba seen dëkkinu ak seen dëkkuwaay daal di set Mohamed Nabi Sila mbalit mu ne ci boor géej gi ci Langue de Barbarie tax askan wi yeewoo ci Ndar Tuut bàyyi ci xel ci jafe-jafe joo xam ni ñoo ngi koy dundoo. ñun ñooy cotiser jënd suñu ay saaku fay ay ñoo xam ne ñoo doon bu ñu paree gas ko sëkk dama jënd sama pelle jënd sama roto am na loo xam ne duñ si maire bi ñun ñii la concerné parce que ñu dëkk si boor géej gi mais ñun lay sonnal gasax yi ñun lay sonnal kon ñun ñoo ko war defar maire bi li mu dimbalee moom mooy matériel jox na ay pelle wala ay roto yoo xam ni xale daan ko mën chaque fois bu géej gi delloo ñu mën gas mbalin mu sul ko mbalin bu ñu ko fi bàyyee mu gasax suñu ay doom ñoo feebar kon ñun ñoo ko war toppatoo moo tax toujours ñun nekkuñu si maire nekkuñu si kenn. gannaaw Babacar Diop mi di kilifa ci bërëb bi Cheikhna Sow xamle yitte gu ñu am ci mbir mi lee ba tax na ñu bëgg ñu gën leen jàppale ci wàllub matériel waaye saxal fa ay superviseur yuy saytu cet gi gannaaw liggéey bu am solo bu ñu def ci bërëb bi lee. tey dana jógoon ñëw si boori géej gi pour fas yéene set setal sunu quartier di remercier itam Baye Diagne parce que def na acte bu rafet tey volonté wu ñoo jël peel yi di ko doole bopp quartier bokk ñu école dox di ko ñu rimaadam fa yëpp seen na mu ngi nii tey dañuy ñaanaa yàlla prochaine après màggal ñu jëlaat booru dex ga nag continuer foofu tam liggéey maire tamit xale yi yóbbu dana sa moom boolu tuy ba mu set ak booru dex gi bu si mënoon quartier benn koñ bi nekk sa omen sa ñu jël fa kenn mu taxaw di superviser garder kenn bañ fa këpp mbalit loolu suñu fertelam ñaaree booru géej gi ñoom volontaire neen wutal leen peel arota wàllu mbalit mi kenn ku ne war ci bàyyi xel mu doon acte de citoyenneté suñu dégloo Adja Ami Sow dëkk ci Ndar Tuut mbalit bu fay sàmm di ko dajale yóbbu ci anam boo xam ni dana yokk seen environnement mu set bac yi aussi ñoo ngi leen di demander que ñu yokkal nu ay bac ils nous ont promis daan nu yokkal ay bac. liggéey bu ni mel ñu fas yéene ko wéyal gannaaw màggalu Touba bi lee RFM ci Ndar Géej
Mohamed Nabi Sila dañuy dellu si ci élément bi woon sànq jëm ci kàddu Jean-Paul Diaz gannaaw bi ñu ko tabbee démb conseil spécial président de la république yitteewu wàllum politique publique ak protection inclusion sociale mu rafetlu bu baax a baax tabb googu ñu ko tabb ne nag noppi na ngir xelal ak jàppale njiitu réew mi ci sas boobu mu ko sas Jean-Paul Diaz ci jokkoom ak moom Dama Ndione. damay remercier son excellence président Macky Sall n'est-ce pas ci confiance bi ak ci nomination bi parce que fi ma fal nii du ma ko sore donc je pense que loolu awma leneen lu dul di ko gërëm di ko sant n'est-ce pas et di ko wax ne que je suis tout à fait prêt pour jàppale ko ci li nga xam ne mooy intérêt Sénégal ak intérêt askan bi. tabb na la ci wàllu politique publique nga ko ci xelal ak yooyu nan nga gisee mission bi. bon damay xaar d'abord ñu toogaat pour définir yëpp mais lii mooy d'abord dafa bokk ci yi nga xamee xam naa ko ndax dama ko jàng te dama ko pratiquer donc je pense que kooku du doon du bees ci man ça me permet aussi ma delluwaat renouer avec la haute administration boo xam ne fa la jógee. mu nekkoon Jean-Paul Diaz njiitu parti bi di BCG fare kon ci nguur gi ñu tabb ko démb envoyé spécial du président de la république wax lu soxal wàllu koom-koom ak ndaje bi ñu fi amal semaine bee ñu weesu président ne dañoo bëgg soxali koom-koom réew mi te li muy laaj nag daanaka toll na ci fukki junni milliards ak juróom loolu nag lu mën a nekk la bu ñu sukkandikoo ci économiste bi di docteur Souleymane Keita nee na rawatina nag gaz ak pétrole bi feeñ ci réew mi loolu mën naa tax daal ba yéen yi daal mën nañ ko mottali dañ koy déglu moom docteur Souleymane Keita di jàngalekat ci université bu Dakar la màcc ci wàllum koom-koom ay kàddoom ci jokkoom ak moom Dama Ndione. donc Sénégal état indépendant la et puis bu fàtte donc Sénégal muy découvrir récemment pétrole donc loolu mooy gage de sécurité yoo xam ne pour bu permettre Sénégal mu dem ci marché financier lever des fonds au-delà de ça le système financier boo xoolee le FMI et la Banque mondiale def na en place ce qu'on appelle fonds de catastrophe et qui est prévu donc Sénégal bu bugg dina dem ci marché boobu jëlee la xaalis bi li nga soxla pour financer économie bi loolu levier sur lequel le Sénégal a la possibilité yoo xam ne à partir de politique fiscale am bi dina jafe yoo xam ne ñu def ce qu'on appelle politique d'optimisation fiscale pour mobiliser fonds bi maintenant yëpp pour nga tegal ci plan bi qui peut aller dans 5 à 6 ans pour nga mobiliser fonds boobu mais am na au niveau du FMI yoo xam ne en tout cas institution internationale fonds Covid bi montant yoo xam ne muy logé foofu au FMI ak Banque mondiale yoo xam ne boo soxla pays yoo xam ne boo soxla xaalis nga bëgg dem nga war a lebal foofu ñu tëbal la xaalis pour nga financer sa économie pour relancer sa économie bi donc fonds boobu FMI ak Banque mondiale yëpp ñu prévoir loolu donc actuellement fonds boobu mu ngi logé ki compte FMI et Banque mondiale état bi bu soxla nga dem nga lebal ko foofu pour financer sa économie boobu. yegsi ci xibaaru tàggat yaram Abdou Diouf Junior lañ ci àndal. salaamaaleykum mbokk yi daal leen jàmm ci seen xibaaru tàggat yaram yi dañ koy door rek wàllu football ak gaynde yu Sénégal yi nga xam ne fukk ak juróom-ñeent yi teew entraîné nañu démb ca Rabat foofee ca Maroc muy tàggatu goo xam ne daanaka jege na ñaari waxtu ñu koy def li ko dalee 19h30 heure Rabat gaynde yi nag ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk foofee ca Rabat ba ñuy tàggatu kenn mujju leen mën a teg bët ndax dañoo ndak cepp yëf ya liggéey bi dina wéy tey ji ci talaata ji ñaari tàggatu daañu ko am benn bi bu ci njëkk mooy tey ji ci suba su 10h jotee foofee ca Rabat 9h lay doon fii ci Ndakaaru 19h ca Rabat su jotee itam 18h fii ci Sénégal daañu tàggatuwaat Aliou Cissé war na caa yëkkati kàddu suñu sukkandikoo ci ki yor wàllu jokkoo bi ca fédération sénégalaise bu football muy wax ni mesures yi nga xam ne jël nañu ko ci wàllu coronavirus bi tax na ba joueurs yi ci seen wàllu bopp sax duñu mën a jàkkaarloog taskatu xibaar yi wax ak ñoom délégation bi nga xam ne moo teew foofee saa su nekk ñu ngi def yi test jëm ci wàllu coronavirus Sénégal nag di waajal jongante juróom-ñeenti fan ci weeru octobre bi ñu nekk seen digganteeg waa Maroc jongante xaritoo la boo xam ni dañu ko ubbi rek jëm ci ndaje yi nga xam ne war nañ koo am seen diggante Guinée Bissau ñaari ndaje lay doon aller ak retour mu ñeel segg gi ñuy segg équipe yi nga xam ne ñoom la ñu jàpp ne xarañ nañu ngir war a mën a bokk ci Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022 ci
ci wàllu woowu ba léegi Sénégal dina am benn jonganteeg xarito boo xam ne seen digganteeg Mauritanie lay doon fi ñu koy defee mooy fii ci Sénégal ca Thiès stade Lat Dior tàmbali na di toilette bu baax a baax di waajal moomu leen ndaje am nay anciens yoo xam ne gis nañu ko fa ñu doon di nettoyer ak fomp ak raxas foofe ngir ñi nga xam ne ñoom ñooy ñëw war a gaare seen i woto yi ni mel ci parking yi ñu mën faa fekk dalluwaay goo xam ne gu mucc ayib la loolee ki ñu ko xamal di ki yor wàllu jumtukaay yi nga xam ne foofee la ñuy defee tàggat yaram ñu naan ko infrastructure sportive yi Cheikh Sarr lay wuyoo directeur des infrastructures sportives ñu déglu ko. mun naa wax ni effectivement ay liggéey yu ñu fay def du ay liggéey yoo xam ni ay tabax wala yooyu mais daf loo xam ni dañu war a seetal en tout cas stade bi comme ni nga ko xamee depuis bi fii feebar bi ñëwee Covid bi ba léegi kenn utiliser wul stade bi ensuite nawet bi jaar fi tamit il fallait que en tout cas pour accueillir match bi ñu def benn visite foofu boo xam ni ministère la woon ak fédération de football délégation bi président Augustin sax moo ko jiite woon ñu visiter waxtaan wax li ñu fa war a yëpp ñu jàppoon ni dañ koy defaraat maanaam dindi ñax yi nettoyé waat ci biir defar ko ba nga xam ni en tout cas bu match bi dinañ ko mën a accueillir dans les meilleures conditions maanaam mu xaw a mucc ayib ba nga xam ne match dinañ mën a jouer sans problème pelouse beeg yëpp en tout cas disposition yi jël nañ ko pour que mu nekk ci état boo xam ni match bi dina mën a dinañ ko mën a tenir fii en tout cas ci conditions yi yaakaar ni mooy dina permettre en tout cas équipe yi mën a évoluer bu baax ci match bi voilà. njënd meeg jaayum joueur yi ndar képp nañu ko démb ci guddi foofee ca Europe attaquant bu Sénégal bii di Habib Diallo nekkoon ca Metz dem na ca Strasbourg juróomi at la fay def 10 millions ci wàllu euro moom la ñu ko jaayee donte moom sax li nekkoon mëbëtam moo di dem Angleterre ndax Sheffield United bëggoon nañu ko waaye mujjul antu leneen loo xam ne antu na moo di transfert boo xam ni ñeel na beneen doomu Sénégal muy John Lopy moom mi nga xam ne nag fii la nekkoon ci Oslo Football Academy mujj na siife benn contrat bu ñetti at seen digganteeg waa Reims kon Reims lay dem kon gannaaw bi nga xam ne def na ay test jëm ci wàllu kattanam ak wér-gu-yaramam cérémonie bi nga xam ne moo di ndaje fa ñoo ko doon siifeeg yi ni mel moom John Lopy fekke woon na ko ak ñi nga xam ne ñoom ñoo teewaloon club yi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci mbir mi ci wàllu transfert di njëndam njaayam joueur ba léegi Edinson Cavani ngeen xamoon ko lool nag mu fësoon lool ca Paris Saint-Germain daanaka moom moo fa gën a bëri lu mu dugal ci ay but bi Paris Saint-Germain sosoo ba léegi moom jël nay kàkkeem daal di koy yóbbu foofee ca Manchester United foofee la ko tegandi ba benn at lëmm boo xam ni dina ko football foofee ca Manchester United. Rafinha moom ca Barça la doon football milieu de terrain la moom tamit mujj na jël yi bagaasam daal di koy yóbbu ca PSG foofee lay wéy di football équipe.fr di site boo xam ne ci wàllu tàggat yaram la gën a fës nee na moom joueur boobee dafa libre. Bouna Sarr ab milieu de terrain la bu nekk foofee ca Marseille ñu mujjoon ko def latéral moom nag jóge na foofee dem ca Bayern Munich. Cuisance moom tamit jóge na Bayern Munich googee dem ca Marseille ki nga xam ne moom moo di attaquant bi di Maxime Choupo-Moting moom tamit jóge na Paris Saint-Germain dem ca club bu Allemagne boobee di Bayern Munich. Matteo Guendouzi moom tamit milieu terrain bu France la doon football foofee ca Arsenal am na déggoo seen digganteeg waa Hertha Berlin ba moom mu mujj jëli bagaasam daal di ko fay yóbbu foofee ca Allemagne. ci wàllu basket la ñu koy daanaleeg Dakar Ligue ba dafa daal di woo lu toll ci fukki gune yoo xam ne ay gune jigéen la yu amagul fukki at ak juróom-ñett wala ñu yem ca képp ngir ñu bokk ci présélection di segg gu njëkk goo xam ne ñu ngi koy def jëmale ko ci ñi ñu jàpp ne war nañoo mën a bokk ci Afrobasket ñeel jigéen ñi kon yu amagul fukki at ak juróom-ñett wala ñu yem ca kott ñu koy waajal ci atum 2020 ab segg la boo xam ne ñu ngi koy waaj diggante àllarba yii di àllarba fukki fan ak juróom-ñeent àllarba ñaar fukki fan ak benn ak àllarba ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru octobre ñu koy tàmbali ñetti waxtu ci ngoon 15h ba 17h ca stade Marius Ndiaye bu Ndakaaru ñi nga xam ne nag woo nañ leen ñu war caa mën a bokk Awa Diop la bu Flying Star Aminata Faye bu Flying Star Issa Thiam bu ASVD Ndey Diop bu PBC Fatoumata Ndiaye bu PBC Ndey Ouley Gaye bu RS Yoff Fatou Kiné Ndiaye bu ASC Bopp Mati Diagne bu Duc Mariam Gueye bu Debalok ak Safiatou Ba bu Jaraaf mbokk yi jërë ngeen jëf ci déglu bi fii la ñuy yem ak yéen ci seen xibaaru tàggat yaram yi salaamaaleykum ñu yendoog jàmm. jërëjëf ñu yendoog jàmm ñu koy gërëm baax moom Abdou Diouf Junior la ñuy kon yegsi ci gan gi. RFM ganuk suba si. gan gi di professeur Mor Faye di jàngalekat bokk ci comité bi saytu complexe Cheikh Ahmadou Bamba di université Cheikh Ahmadou Bamba bu Touba muy wax nag fu ñu toll ci liggéey bi ak université boobu nan la nar a doxee ñuy déglu waxtaan professeur Mor Faye ak Georges Déthié Diop.
professeur Mor Faye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu bu baax. ñaari at gannaaw bi ñu tegee xeer wu njëkk bu université bu Touba fan la projet bi toll. li nga ma laaj day lu am solo. ndaxte complexe Cheikh Ahmadou Khadim effectivement ñi ngi tegoon première pierre bi en décembre 2018 boobaak léegi ñaari at yi mën na. waaye li ñu gis actuellement ci complexe ba day loo xam ne daal na xel. ndaxte buñ jëlee li ñuy wax njàngale mi lépp loo xam ne ni war nañ ko jàngale te mbokk suuf bu njëkk bi daanaka def nañ ko. buñ jëlee li nga xam ne moo nekk composante université bi complexe plutôt buñ jëlee li ñuy wax daal ñuy wax institut du Coran li ñu fa war a jàngale ak ña fa war a jàngale lépp tër nañ ko ci ay kayit. buñ jëlee aussi majalis bi ñi nga xam ne fi ngay jàng xam-xam boo jàngee alxuraan ba pare lañ fay jàng lépp def nañ ko ci kayit ba lépp leer xam nañ ñu fay duggee ak lañ fay jàng ñu fay jàngale ñëpp ak téere ñi fay jàngale sax loolu lépp génn na. buñ jëlee université bi mooy troisième composante bi am na foofu lu ñuy wax ñetti faculté bu njëkk mooy faculté muy jàngale étude islamique ak kàllaama arab ak beneen faculté bi mooy faculté bi ñuy jàngale affaire yu métier ak ay xarale beneen bi ki def mu ñetteel bi fi jàngalee affaire mbay ñoom tamit la ñu fa war a jàngale lépp macha allah enseignants yi ak niti xam-xam yi nga xam ne ñu bokkoon liggéey bi ànd ak si Ahmad Badawi ànd ak kuréel bi ñu wax Rawdu-Rayaahin def nañ ci li ñuy war a def lépp pour que liggéey bi en tout cas côté boobu tamit avancé ba daanaka programme yëpp pare na bu tijji woon tey nii suba complexe bi njàng mën naa tàmbali. tabax yi nag fu ñu toll. tabax yi moom macha allah lu ñu war a mën a vérifier la ndax ko dem ci site bi boo gisee tabax seen tolluwaay stade bi ñu toll léegi ci construction yi day daal lu daal xel ndax am na bâtiment yu bari yoo xam ne sax ñu ngi koy tàmbali peinture am na benn bâtiment ñu ko tax bâtiment témoin moom taxawal nañ ko ba peinture ko ba dugg électricité ak lépp ba nga xam ne nii daanaka moom la ñuy sukkandiku pour yeneen peinture yeneen bâtiment yi ba nga xam ne nii daal wax dëgg yàlla ñëpp ñi nga xam ne nii xam nañu genre tabax yu mel noonu ak temps bi muy jël ku fa ñëw da ngay am surprise daal même président Macky Sall bi mu fa ñëwee daaw ci màggal ga moom dafa waxoon ne moom sax fast track bi mu wax lii Touba la ko gisee daal mooy ci université bi di woo rek gouvernement am daanaka ñu inspiré ci waa Touba ndax tellement liggéey bi en quelques mois à l'époque avancé woon na xamal léegi boobaak léegi mën na at donc ça veut dire que liggéey bi daanaka lu bare pare na ci daal. kañ dañ koy livré. waaw léegi nag xam nga affaire livraison day bare ay facteurs yoo xam ne nii pour nga ni date sangam nañ koy def day daal xaw a compliqué waaye daal rafet nañ jortu fii ak ay weer ci kanam ñu mën a jot suñuy bâtiment ñaati ñu mun tax mu inauguré ko ndaxte de loo xam ne nii lu am solo ndaxte projet boobu day projet boo xam ne nii daa dëppoog li nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa bëggoon ci dëkk bi ndax Sëriñ Tuubaa bi muy fondé Touba ci 1887 ba 1888 li mu ñaanoon ci benn xasidaam gu ñuy wax Matlabul Fawzayni mooy suñu borom may ko dëkk boo xam ne nii day nekk daara dëkk xam-xam dëkk boo xam ne nii pour xalaat la ndax pour avancer l'islam dëkk boo xam ne nii ku jóge ci àddina bi ak foo mën a jóge bu fekkee xam-xam moo la ñor boo ñëwee Touba gis ko fi léegi nag loolu moom la Sëriñ Tuubaa doon dund ñu ko fi wiitu mooy xalifa yi tamit lañ nekkoon ba nga xam ne complexe bii nga xam ne moom teg nii daanaka moo nekk synthèse yoon wi doon def ci affaire yu njàngale ak xam-xam ba heure bi nga xam ne ni dafa fekk ci li fi newoon démb gën koo dëgëral ba nga xam ne ni système boo xam ne ku fa nekk boo génnee da nga génnee l'islam da nga génne aussi métier waaw ndax tamit day loo xam ne daal mooy ñaari piliers yi nga xam ne nii moo sanc complexe Cheikh Ahmadou Khadim. professeur ci wàllub tabax gi modèle bi ñu choisir moo di modèle de financement participatif maanaam ku ci ne dugal ci loxoom loolee lu ko waral. waaw li ko waral mooy xam nga yoonu murid moom dafa am lu muy doxee. ndaxte ci jamono Sëriñ Tuubaa boo xoolee li nga xam ne nii moo defoon financement jumaa yi njaareem nga xam ni mooy daanaka projet yi gën a njëkk ci yoonu murid Sëriñ Tuubaa da waxoon ni boo ko ni neexoon na ko mën naa wut nit ñoo xam ne nii mën nañ koo defaral jumaa jooju waaye nag moom bëggul loolu ndaxte xam ne ni pour la jox dara ëllëg mën laa conditionné moo taxoon mu sasoon taalibe cooy ci jumaay Jurbel ja ñu leen daal di ngeen di participer ku nekk li ngay joxe xidma su ko defee ñu trouvé ci ay moyens pour tabax jumaay Njaaréem te gis nga jumaay Njaaréem bi moom daanaka jumaay njëkk a tabax ci Sénégal la bi ñëwee tamit ci grande mosquée Touba loolu tamit dañoo sasoon taalibe yi te lépp loo xam ne muy sas nañ ko ci affaire projet toujours dañuy wax murid yi jiitu ci ba génne ay koppar pour def ko ni ñu ko war defee ndaxte loolu mooy li nga xam ni moom méngoo yoonu murid. lan moo fas yéene doon digganteeg université bu Touba ak yeneen i université yi ci wàllu gëstu ak ci wàllu itam mobilité étudiants yi. xam nga ab enseignement supérieur
ak ay école dafa am ay normes te comme Sénégal lañ nekk mënuñoo def loo xam ne ni jéggul dëppoo ak norme pays bi boo gisee université bi li nga xam ne ni moom la université publique yi doxee au Sénégal noonu lay doxee même loi bi ko ci ñu inspiré pour defal ay kayitam ñu ngi ko tudd la nouvelle loi sur les universités pour dire que en fait def nañ suñu lay kàttan ba nga xam ne nii buñ defaree système yi defar Touba day mën a méngaloog li nekk réew mi ndax tamit aussi reconnaissance diplôme yi lu am importance la te état aussi moom mooy reconnaître ay diplôme te l'état pour nga mën reconnaître diplôme foog aussi nga xaw a dëppoog li fi am même bu amee spécificité comme université Touba foog nga dëppoog daal li fi am waa te xam nga tamit li am ci réew mi ñun tamit ñu ngi xool li am sur le plan international pour def loo xam ne tamit Sénégal da mën lëkkaloog université yi nekk pays Touba tamit da mën lëkkaloog université Touba ak Sénégal ak université yeneen pays ci affaire coopération ci affaire njàngale ci affaire gëstu ak ci benn fànn boo xam ne nii coopération lu ci am solo daal. maanaam étudiants yi daal daañu mën a jógee ci université Touba dem ci yeneen université yi buñ ko nammee vice versa. waaw ndaxte suñu programme yi xam nga léegi daanaka programme yi affaire LMD la te LMD bu ñu waxee LMD day li gën a favoriser mobilité étudiants yi la bokk maam daal mën nga gis benn étudiant boo xam ne ci complexe Cheikh Amadou Khadim la nekk ni moom daal am na benn matière bu gis Dakar da koo bëgg a jàngi su ko defee bu ko jàngee bu ñu ko joxee note foofu bu ñëw fii tam day compter ñu comptabiliser ko comme aussi mën nga gis étudiant Dakar bu ñëw complexe Cheikh Amadou Khadim wala mu jógee Nigéria wala mu jógee États-Unis wala mu jógee France ñëw Touba jàng fi benn matière boo xam ni boo delluwaatee fa mu jógee dañ koy compter pour dire que daal li ñu def de organisation bi ñu def de organisation boo xam ni nii complexe Cheikh Amadou Khadim du nekk loo xam day tëju mais au contraire day nekk loo xam day tijjeeku ndax Sëriñ Tuubaa ci boppam sax day koo xam ne kuy lépp a ma yaatu daal moo tax ñu kale ko foofu def loo xam ni daal ab Nigérian mën naa ñëw jàng ci Touba ab Sénégalais mën na fee ñëw jàng ci yeneen pays yi jàng ci Touba ak américain wala français nga xam ne daal ko aussi tamit ñi nekk université bi Touba mën nañu dem jàng feneen mooy li nga xam ne daal moom méngoo li ñuy wax standards internationaux yi. Professeur Mor Faye maa ngi lay gërëm. maa ngi lay gërëm man tamit. ñu koy gërëm bu baax moom tamit Georges Déthié Diop mbokk yi mu nekkoon xibaar yi les ñu dafa pàccali ci li ci gënoon a fës. 18 safar tey la ñuy màggal ci Sénégal demuk géej Ahmadou Bamba Khadimu Rasul Mbacké Touba nekk jamono ji célébé yoon jullit yi fu ne waaye jóge fa ngi teew xew-xew bi ci yor gi demoon nañ fa ci ndorteel xibaar yi fekk fa kenn ci suñu ndaw di Papa Balla Gueye mu fekk jamono jooju nguur gi jox xalif général des Mourides ñaari titre foncier démb benn bi ñeel jumaay Njaareem beneen bi ñeel dëkk bi di Mbacké Xewar leeral yu l'armée bi ci mbirum Terme Sud ca Wakam banxaas gi yor jokko gi ci l'armée bi DIRPA xam na ne du ñaar fukk ak juróom-ñeenti njaboot lañu génne seen kër waaye ñu ngi toll ci juróom-benn fukk ak juróom-ñeent te sax nee nañu ñaar fukk ak njaboot ak juróom-benn amoon nañu seen logement ba pare jaarale ko nag ci coopérative bu l'armée bi di Comico. wàllum tàggat yaram football ak njënd ak njaayu joueurs yi jeex bi ci minuit Habib Diallo di doomu Sénégal jóge Metz dem ci Strasbourg fukki million lañ ko jëndee. mu nekkoon xibaar suba gi ci rajo Futurs Médias El Hadji Ndiogou Diène woon ci micro bi ànd ak Abdoulaye Diop ci machine bi dellu di ziar ak di ñaanal ñëpp ñu nekk ci Touba di ñaan yàlla lépp lu ñu fa ñaan yàlla na ko yàlla nangu Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul yàlla fayal ñu ko yokk leeram taas yu barkeem jërëjëf ñu ñaan ñëpp màggalu jàmm ñu yendu jàmm